Sëñ Mbacké Ndiaye dañ lay bàyyi rek nga daal di nuyoog mbokku téléspectateur Infos Rewmi lay seetaan. waaw maa ngi leen di nuyu d'abord di leen gërëm ci déplacement bi ngeen def fi ñëw pour ñu waxtaanee jàpp naa lu jëm ci réew mi di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan fu ñu nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew rawatina ñu nekk ci bitim réew di ñaan kàddu gu ñu fi génne yàlla na njariñu askan wi ku fi dégg loolu la neex nga jéggal ñu ko ndax suñu yéene mooy saa suñuy wax njariñ waaye nag njariñ wax ko ci dëgg mais dëgg gi it dañ koy boole ak sutura donc loolu daal moo di kàddu yi nga xam ne moom lañ bëggoon a ubbee waxtaan wi. jamono juñ toll nii ñenn ñi nga xamante ni ñoo fare ci wàllum Touba ak rawatina safar si nekk ci Tivaouane jamono ji ñuy wax ak yow nii gis nañ ne ñu ngi génn di taal ay pneu di baare ay tali ba jàmmarloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy takk der yi ana loo gisee mbir mi. jéem a génn di jàmmarloo ak ay policiers ak gendarme je pense que du sa xel man damay jaaxle parce que kaay moytu feebar. kaay moytu dee nga ni soo ma neexalul du ma moytu dee mais kenn xamul ban façon réaction la ci doomu aadama bërki démb comme li ngay wax ni sama benn xarit damay waxtaan maa ngi koy nuyu muy benn mécanicien mu ni fii mu naa ma man de damaa gisagul virus bi gisaguma corona man ko yow est-ce que mës ngaa gis sida mu ne ma déedéet man ko est-ce que sida amul mun ma am na c'est la même chose donc génn naan da ngay jàmmarloo ak ay alkaati ak ay gendarme ña leen koy sant sax ak ku mu mënti doon bu la ko santee war nga xam ni kii bëgg lu la sa njariñ parce que d'abord ñi lay tere ngeen ban intérêt la ñu am ci naan bu leen génne bu leen dem ci bedd ban intérêt la ci gouvernement am loolu responsabilité gouvernement mooy aar askanam boo nee damay génn pour liggéey bala nga ne naam ne fa boo génnee da ngay liggéey boo dee fu sa waa kër jëm boo génnee jël feebar bi ñëw wàll ko sa waa kër fu ngeen jëm maintenant dinaa comprendre nit ñi. léeg-léeg soo toogee ba nekk ci yenn situation yu difficile maanaam bëgg loo lekk mu di la të bëgg a faj yenn soxla mu di la të te boo gisee Europe par exemple tey ñu di la wax ni xeex ak xuloo ak reyante ci biir couple yi dafa gën a bari ndax da ngay xëy doo dem fenn da ngay tëju sa néeg yow ak sa soxna ba jant bi so ngeen di yendu di fanaan koo ci laal lu muy néew ak bari parce que loolu de psychologiquement dafay indi énervement ci doomu aadama loolu mën nañ ko comprendre mais du tere nit ñi wala delloo si seen xel xam ni. le gouvernement li mu mën mi ngi koy def boo jëlee par exemple affaire dund bi ñuy wax di léeg-léeg ma dégg ko wax ni dund bi du woon priorité ma ne kon xamuloo li ngeen di wax parce que nit boo ko di toogal bul génn mais war nga ko dimbali ci loo nga xam ne war na ko mën a dundee te loolu xëy na am na ci yoo nga xam nag war nañ ko mën a rectifier ci ni nga xam ne noonu la ñuy joxe dund bi par exemple ndax jàpp naa ni léeg-léeg ma dégg nit ku ne dañ ko war na def xaalis joxe ko nañ ko jaarale ci Orange Money wala Wari ma ne boo ko defee def erreur. man damay jël sama exemple bopp dama am sama njaboot gu nekk ci yéen par exemple su ma jëlee xombal sama famille yi fa nekk au moins juróom-benn famille am naa ko yu nekk xombal diggante mag jarbaat ainsi de suite su ma jëlee weer wu dee kenn ku ci nekk ma yónnee la xaalis bu amee ñaari fan nga wuti dépense nga lijjanti ji dépense parce que ñun doomu aadama moo mel noonu tey boo jëloon 50 000 francs jox ma ko léegi fay naa ci bor réglé ci lële jënd ci crédit téléphone jënd ci leneen ak leneen. damay def chaque fin du mois ma woo benn commerçant boo nga xam ne xamante ne ma moom ni ko calculer nangam mun ma ñaata la mu ni ma nangam la ma yónnee ko mu jël ceeb ak suukar du ku nekk mu yóbbu la sa ravitaillement tey ñi nga xam ñoom la gouvernement bi di yónnee bu leen ko yónneewuloon xaalis bi bu leen ko joxee balay moom ñaari fan borom kër bi lekk ko la preuve gis nga ni ñun suñu mbokk kaw gi ku ci bay même bu nawet bi baaxee la ngay jëkk def mooy takkib seet boo fa demee doo fa fekk dara lu ñu dundee maintenant ci ni ñuy joxee ceeb bi jàpp naa ne am na lu ñu ci waroon mën a changer. par exemple bu ñu nee département Ziguinchor admettons na bay joxe exemple war nañu am téeméeri tonne ceeb au lieu ñu jël téeméeri tonne ceeb di ko dugal ci oto de garang-garang moom wuti Ziguinchor nañu jël préfet ba nekk département de Ziguinchor ak comité ba koy jàppale ñu yónnee leen njëgu téeméeri tonne ceeb ñu jënd ko sur place d'abord dinañ gagner temps parce que doo ko transporter dinañ gagner xaalis parce que doo fay transport dinañu dundal économie ba ci biir dëkk bi parce que foofa nga koy jënde loolu laa jàpp ne ay réaménagement war nañ ko mën a indi ci mbir mi mais joxe bi jaadu na ñi nga xam ne aussi bëgg a liggéey day tax parce que ku bëgg a liggéey tax nga génn naan da ngay xeex ak force de l'ordre kaso ba nga jëm wala hôpital nga jëm te du la tax a liggéey donc ñiy jaay ngóoro di jaay njàmbarte di wane ne ñoom vraiment ay dirigeant la ñu gis nga dirigeant bu mat kenn du ko xàmmee ci xeex ak xuloo
damay déglu benn woyu Cheikh bu Diop muy wax ni saaga xaj baw la nga baw ko ana ndam suñu sang bu tedd bi sëñ Mountakha parce que yàlla na fi yàgg di wax ni boo dee taalibe nit doxale ginnaaw dóor la ngay gestu pour xam ku la dóor sa taalibe des na continuer dem sa yoon. donc kilifa ñi ngi koy xamee ci jamono yu metti nga war a mën a jël yenn décision jàkkaarloog ñi la fal wan leen ni leen lii ngeen bëgg kat du noonu c'est ça un dirigeant mais dirigeant nekkul ni bu ñu la defee pression rek nga génn ci mbedd mi wane ni man jàmbaar la loolu du dirigeant donc dama leen di lancer un appel ñu delloo si seen xel xam ne nag ak lu mu metti force restera à la loi kilifa nag mun na maslaa de mais am na bu fa egg dëgg lay teg yoon lay teg doole lay teg bu ko laajee parce que état mooy loolu soo bëggee jiite état di nga mën a neexle di nga mën a naxante mais bu xeex jotee di nga xeex bu duma jotee di nga duma bu tëj jotee di nga tëj loolu mooy état lenn lu mu ci manqué rek matoo kilifa.